waaw càcc xale yi wala li ñuy wax enlèvement wala rape d'enfant dafa nekk phénomène boo xam ne ci jamono yi ñu toll lu naqaree prévenir la naqaree prévenir parce que société bi moo toll foo xam ne parents yi amatuñu jotu yar xale yi société bi maanaam communauté bi amatul aussi jot pour yar xale yi ñu nekk di vivre benn crise identitaire boo xam ne li ko lal mooy manque de politique de jeunesse et de politique d'éducation ba tax école bi ak njaboot bi la mu doon mën pour di aar xale bi di ko iir loolu nekkatul donc mu nekk loo xam ne pour li ñuy wax pour prévenir ko mu nekk lu xaw a jafe ci société bi ñuy dund nii mu nekk phénomène boo xam ne nag fan yi dañu gis mu nekk lu bari lu jóg ñuy xool lan moo ko wund li koy wund mën na nekk ay problème économique politique social walla même culturel surtout parce que gis nañ ne ci loolu li ko daan lal lu bari ay sacrifice yoo xam ne dañ koy bugg def maanaam trafic d'organes aussi nekk yoo xam ne ñi am délinquants yi di ko bugg di def am ay nit yu koy defloo ay nit pour ay trésor yoo xam ne soxla nañ ko yooyu yëpp nekk ay phénomènes yoo xam ne mën nañ ci expliquer li nga xam ne moo waral enlèvement yooyu enlèvement yi tamit gis nañ ne am na yu ci jóge ci yoo xam ne mooy ci famille yi la ñaari parents mën nañuy xëccoo doom kenn ki ñëw sàcc xale bi yóbbu yooyu yëpp nekk yoo xam ne ni kii mais li ci am solo mooy xool yan répercussions yan conséquences la am ci xale bi dina nekk koo xam ne dañ koy buddi ci fa nga xam ne fa la tàmm dunde muy milieu familial sécuritaire am bu nga xam ne fa la tàmm dunde mu war fa jóge nekk fa am problème pour tisser de nouveaux liens am problème d'adaptation am des problèmes psychologiques très graves yoo xam ne da koy topp donc loolu nekk ay conséquences yoo xam ne xale bi dina ko dund léegi ñu ne lan moo war a mën a tax nekk taxawaayu société civile bi ak état bi maanaam muy lépp loo xam ne nekk na pour société civile bi moom par exemple dafa war a sukkandiku ci arsenal juridique bi nga xam ne am na maanaam bu dee muy jumtuwaay bi nga xam ne moom la ñu tegal xale yi muy convention des droits des enfants suñ ko jëlee à l'article 18 alinéa 1 dina wax ne parents yi ñooy au premier chef ñi nga xam ne ñoo war a yar xale bi war ko iir donc loolu muy un droit donc ñu gis ne ni ma ko waxee ci kaw famille yi parents yi dañu fayir boor boobu mu amaat beneen convention bu ñuy wax convention de la Haye moo xam ne du 25 octobre 80 boobu tamit am lu bari lu mu ci wax loo xam ne yooyu la société civile bi mën a jonkantul taxaw ci pour xeex pour rappeler mesures yooyu ñu jël pour fexe ba nga xam ne dinañ ci mën a aar xale bi dee fii ci Sénégal suñu code pénal am na ay dispositions yoo xam ne jël na ko société civile bi war na mën fexe ba nga xam ne suñu juridiction yi dinañu jóg appliquer maanaam disposition juridique yi nga xam ne moo nekk pour mën a gën a aar xale bi pour gën a mën a xeex ces délinquants là état bi li ko war nekk na loo xam ne tamit war na ci wàllu sécurité yokk ko ba nga xam ne délinquants yooyu du ñuy mën di déplacer wu ak xale yi délinquants yooyu dinañ leen mën di traquer fépp fu ñu mën a fépp fu ñu war a mën a nekk donc loolu moo nekk yi nga xam ne am naa toon pour wax ko
si li nga xam ne moo nekk li nga xam ne mën nañ ko wax si li nga xam ne moo nekk phénomène bi nga xam ne moom la ñu gis si jamono yi ñu toll mu nekk loo xam ne phénomène la boo xam ne tiital na képp kuy njaboot tiital na société bi parce que toog rek xale kenn gisatu ko xamuñu dañu ko rey xamuñu dañ ko yóbbu dootuñu ko gis ñu xoolaat loolu donc muy métit boo xam ne si société bi de si communauté bi nga xam ne xale bi fa la nekkoon waaye xale ba sa boppam nan la tooge nan la nekkee loolu yëpp nekk ay interrogation yoo xam ne war nañ ci jóg xoolaat ko ba nga xam ne dinañ mën a fexe ba nga xam ne xale yi dinañ mën nekk si anam yoo xam ne dina lay mën a permettre ñu mën a vivre si jàmm donc vivre en toute quiétude dans un milieu protecteur si kaw lépp ñu teg l'intérêt supérieur de l'enfant devant voilà en gros man li nga xam ne bëggoon naa ko mën wax rek si phénomène bi nga xam ne moo lëmbe réew mi jamono yi ñu toll donc muy phénomène bu kii boo xam ne li war famille bi daal mooy famille bi gën a am vigilance gën a mën jàngat xale yi maanaam di leen mën di jox ay consignes de sécurité ba xale bi xam nan lay aaree boppam foog naa ne looloo si ëpp solo bu xale bi xamee nu muy aaree boppam dina mën a moytu malfrats yooyu dina mën a moytu bandi yooyu nga xam ne donc phénomène bi dootul am ampleur bi nga xam ne fan yi ñu toll nii noonu lañ ko gisee.